الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عاقبة للمتقين mbokki Sénégal mbokki Tivaouane man honorable Cheikh Tidiane Diouf di président du mouvement Construire Tivaouane durablement man maa ñëw di waxtaan ak askanu Tivaouane ci fii ñu toll ci tolluwaayu politique yàlla def na 1996 ba léegi élection buñ ci mus a am bokk naa ci ñi jiitu ñu ko taxawal 96 ba léegi ca Moustapha Niang ba ci tey amul benn élection boo xam ni nekkuma ci un acteur majeur li fi jaar 2009 ak 2014 jarul ma ciy dellu si bi ci des ñëpp xam nañu ci Benno Bokk Yaakaar laa nekk jiite mouvement bu ñuy wax Construire Tivaouane durablement kon tey may féddale di affirmer suma ancrage ci Benno Bokk Yaakaar di ziar di nuyu sunu sëriñ sunu sang sunu cheikh sunu kilifa sunu xalifa général Maulana Cheikh Seydi Aboubacar Sy Al Xalif di jaar ci moom mooy buntu bi di nuyu képp koo xam ni njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick la di nuyu képp koo xam ni kilifa nga ci xadara bi moo xam martaba ba nga mënti am yaa xam muxaddam nga yaa xam imam nga yaa xam président daayira nga yaa xam président fédération nga yaa xam ci mouvement allié yaa xam taalibe nga boo mënti nekk ci xadara bi di nuyu tamit njaboot di ziyaar njabootu maam Cheikh Amadou Bamba yëpp di ko teg ci loxo xalifa bi waaye di ko jaarale sunu bàjjan bi ñu nekk fii mu toogal ko fi muy soxna maam Fatim Mbacké di leen ziyaar di leen ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di nuyu aussi di remercier le président Macky Sall ndax yàlla dafa def Serigne Abdou Aziz Sy moo ma booleeg moom man demuma utu ko moom tamit jéem na ma ut ba tey yàlla def antuwul ba Serigne Abdou dugalaat ci loxoom ma dem ànd ak moom ci ndégalu Serigne Abdou moom tamit téye na ma ndax samay qualité bopp parce que xam na ma xam samay performance xam li ma ko apporteel xam li ma ko mën a apporteel xam aussi sama loyauté ak sama dëggute ci politique donc boobaak léegi aussi bàyyiwuma benn yoon bi ma jógee assemblée def na ma président du conseil d'administration de l'ANEV moo def fa 2 ans tout récemment jëlaat na ma joxaat ma président du conseil d'administration de l'ANPEJ kon moom wàccoon ak man ci taxawaay loolu mu def tamit xam na ni doomu Tivaouane laa bu waa Tivaouane bàyyi xel xam nañu doomu xadara bi laa bu xadara bi bàyyi xel xam na ni tamit ñooñu politique yi bàyyi nañ ma xel ndax sama taxawaay ak sama liggéey ak li nga xam ni ñoom laa àndal ñoom ñëpp ñu yéene ma kon loolu aussi maa ngi ko ciy gërëm di ko ci remercier di ko ñaanal yàlla di feddale sama kóllëre ci moom ak sama bokk gi ma bokk ci Benno Bokk Yaakaar maintenant ñoo ngi jëm ci échéance yu cruciale maanaam dañu jëm ci ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am solo la mooy fas yéene jox gox yi ak gox-goxaan yi tànn leen seeni jiit muy lu am solo parce que développement Sénégal wala émergence Sénégal mi ngi jaar ci émergence su gox yi ak goxaat Sénégal mënul yokku su nekkee dëkk yi ak dëkk-dëkkaan yi yokkuwuñu parce que boo dajalee dëkk yi ak dëkk-dëkkaan yi loolu mooy nekk Sénégal bi ci des loolu tamit jàpp nañ ni loolu pour mu jox il faut que mu am ay exécutifs forts ay exécutifs locaux forts maanaam ay kilifa gox-goxaan yooyu ñu ko yor dafa war a nekk ay kilifa yu mën seen bopp xam seen bopp
mais aussi xam li askan bi soxla ca taxaw war a fàtte seen bopp fas yéene faj a jafe-jafe askan bi. moo tax ba élection yi jógee man élection yi fi jàll yëpp wax naa leen candidat la mais bii bu mu ñëwee dama woo sama gars yi xaw na maat at préparé leen ni leen man kat élection yi di ñëw gëm naa ni préparé wu ma pour nekk maanaam pour concourir au suffrage des Tivaouanois parce que processus la boo xam ni tu le prépares sur 2 ou 3 ans yàgg naa koo def xam naa processus bi yëpp nu muy déroulé bu ma ñëwee wax leen ko man leen nag ñun lu ñu amal njariñ du suñu bopp lu ñu amal njariñ du suñu groupe politique bi lu ñu amal njariñ moo lu yëkkati Tivaouane jëmale ko ci kanam. kon mébét yi ma amoon ak projet yi ma amoon ak nam yi nga xam dama ko am bokk ko yéen képp koo xam ne gis nañu loolu ci moom ñun war nañoo mën a fàtte suñu bopp ànd kooka jéem a fexe ba loola maanaam mën a antu ndax Tivaouane li ñu fi métti lépp ñu mën a ànd faj ko ci. bi loolu amee ñu ibbi waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal yëpp depuis juillet démarré nañu processus de concertation en interne sunu segment mouvement bi yëpp jeunes yi femmes yi troisième âge yi universitaires yi mouvement ouvrier yi ñëpp mouvement religieux bi ñëpp kenn ku ci nekk waxtaan nañu ak yow bàyyi la nga xalaatal sa bopp joxe sa conclusion xalaat ci biir loolu Diop wooñu këram ñu dem seeti ko bañ fa demee man Ablaye Mbow ak Abdou Sall ñoo fa dem mu wax ak ñun ni dama bëgg tàllal leen loxo ñu ànd liggéey ñu ne ko loolu de rafetlu nañ ko duñu ko bañ waaye da ngay ñëw dajeek ñi nga xam ni ñoom ñooy décider nga wax ak ñoom loolu il l'a fait depuis le mois de juillet ou le mois d'août ba mu ñëwee boobu ba léegi ñoo ngi waxtaan parce que fii groupe bu démocratique la je suis le leader mais wax naa ko ñi fi nekk boo nee commissaire Farba Seck wax préfet Gormak Sène wax madame le maire Mboulay Dieng wax Badou Diouf ñooñu mën nañ maa jur ba ñu am teraanga maa ngi ci daara ji di def tànku neen groupe bi yoruma ci kenn ndëkki yoruma ci kenn poste amul lenn kenn lu ma yor ñoom ñoo baax di wor doyloo ma jiital ma moo tax ba ñu commencé ba léegi di ànd musuma jël décision dans ce groupe tout ce qu'on fait se fait de manière consensuelle démocratique concertée xam nga inclusif de manière inclusive dégg nga et participative ñëppay wax seen xalaat ci loolu ci la ñuy waxtaan di ci waxtaan ba gis ni ñun li ñuy bëggoon ci Tivaouane gis nañu ko bëgg lu ko toll wala lu ko ëpp bi ci des xool nañu environnement am xool équipe am xool taxawaayam depuis 10 ans parce que 2012 laa ko gis mu commencé taxaw fii ci Tivaouane taxaw fii taxawaayu politique mais auparavant Demba Diop ñu bëri xam nañ ko ci Serigne Mansour muy sunu baay di sunu sëriñ man maa ngi ko miinee saalu Serigne Mansour parce que bu leen fàtte ni maay président COSCAS ay at yu bëree bëri may ànd ak Serigne Abdou jóge kër Serigne Abdou ànd ak moom ba kër Serigne Mansour bu ñu demee fekk fa ca saalu Serigne Mansour ñu ànd ànd dem Bourd bu paree moom bu dem ñibbi bu def chaque jour Bourd mu jóge Dakar ñëw Bourd ñu dem kon loola boole na ñu njëkk waaye taxul ñu ànd ci politique parce que man politique du lu may sentiment du lu may def communautarisme du ma ci xool mbokk du ma ci xool xarit sama gëm-gëm lay xool ak li nga xam ne amal na njariñ réew mi amal njariñ Tivaouane amal ñu njariñ parce que tamit nit du yëngu ci lu ko amalul njariñ bu ñu waxtaanee ñoom ñëpp de manière xam nga à l'unanimité d'accord nañu pour ànd ak Diop Sy sur un partenariat politique sous-tendu par un programme concerté boo xam ne ñoo koy ànd ak doomi Tivaouane yi nga xam ni yàlla def na ni même bu ñu politikul ñun gënuñu leen bëgg Tivaouane gënuñu leen xam Tivaouane ëpp ñu leen sañ-sañ ci Tivaouane te ñuy ay borom xam-xam reconnu sur le plan international
ñu pare futteeku pour dugal seen loxo ci développement Tivaouane ak ñi nga xam ne ñëpp tey jii pare nañu lii ma yóbbu waxtaan ak Diop ba d'accord ci critères yi ma xool ak qualité yi ma xool ci Diop ba tax ma ànd ak moom am na ñu ma jiitu ba ànd ak ceeg moom. donc ñooñu tamit maa ngi leen nuyu suma frère Cheikh Tidiane Sall mi ngi nii suma frère di sama tama ñu bokk turando suma frère Pam Momar Gaye di sama cousin di sama doomu nijaay ñu bokk ci Ndiandoxum nekk APR loolu moo lay won ni fii ñi fi nekk ñëpp a fi nekk kii c'est un grand responsable dans l'APR mais gis na ni tey que ñun amuñu problème ak APR amuñu problème ak Benno Bokk Yaakaar mais candidat bi ñu teg ñun am na ñoom moom problème boo xam ne tey mënuñoo ànd ak moom ñii ma àndal dañ ne ma boo ànd ak moom ñu bàyyi la ñoom ñëpp am na wala amul ñoom ñëpp unanimement ñoo ni ma Cheikh président jox na la cër yaa ngi ci Benno des responsables yooyu yëpp xam nañ ko waaye ñun day kii bu fekkee ni président daa tànn kii boo fay dem yow dong yaa fay dem te nag dama sonn dañoo sonn pour taxawal sunu groupe politique bi ci des tamit bi loolu amee ma xam ni ñun ñëpp nga gis ni kenn ku ñu nekk da ngaa tënku parce que ña la jiital ñoo la tënk ñoo yor ngalaab gi ñooy lay wax direction bi nga aw kon ñoom bu ñu taxee wax loolu du ñu mën lu dul trop ci li nga xam lu ñu bëgg fas yéene submeeku nag ànd ak moom la ma waxanteeg moom wax naa ko ak moom maag moom wax naa ko ak moom ci délégation mu dégg moom xam na man xam na yàlla xam na sunu yéene ak sunu pas-pas tamit am na lu mu ci xam waaye bu ñu demee ba ci kanam ci la koy gën a xam maa ngi continuer présentation bi sunu grand mi ngi nii grand Ali Sow Seck nekk gëm sa bopp grand cadre ñi xam Tivaouane yëpp xam nañ ko xam famille yëpp xam rapport particulier yu mu am ak Serigne Cheikh bu Serigne Mansour donc muy grand bu ñu kii taxawaayam di doomu Tivaouane boo xam ne kenn du ko naataag kon tey jii ñii ñoo ànd ñun ñii fas yéene ànd ak ñeneen ñi ñëw fas yéene ànd ne bokku ndey bokku baay ànd liggéey pour jël Tivaouane teg ko ci loxol Diop Sy ànd ak moom soppi Tivaouane soppi xarkanu Tivaouane fexe ba dëkk Cheikh Seydi Hadji Malick bii nga xam ne nu mu mel metti nañu ba egg suñu xol dañoo rus ñëpp rus ku juddoo Tivaouane wala ku fu màggee wala ku tànn Tivaouane ñëw dëkk wala kuy taalibi Tivaouane tey am nga kersa ci ñi dëkk bi mel te loolu taxawaay ki ñu ko teg ci loxoom la ak taxawaay waa Tivaouane duñ ko c'est une responsabilité partagée parce que maire bu liggéeyul population ba ko fal dañoo war a taxaw ni ko liggéeyoo jëflante ak moom avant élection di ñëw tey jii waroon nañu régler lu bëree moo ci suñu diggante ak moom mais comme am nañu occasion dafa def examen ñun ñoo koy noté am nañu occasion noté ko sàcc bu dul rëcc la kon ñoo ngi koy xaar ba xam 2/20 lay am wala 1/20 0 moom duñ koo may parce que lu bon waaw def na tuuti def na fi final ku maire dégg nga kon daal foofu lañ leen di xaar incha allah yàlla nañ ko commencé ci bisimillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin Diop Sy nu mu sagalee xaadara Cheikh Seydi Hadji Malick sagale ko Tivaouane yàlla na ko waa Tivaouane delloo ba rus ko incha allah jàpp nañ ni borom xadara bi du ko seetaan parce que yàlla du ko seetaan parce que yàlla du weddi boppam kenn du def lu baax di ci jële safan kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp du nuyu ñi ñu fi fekk ñëpp ànd kook ñoom depuis loolu nag parce que bu leen fàtte ni élection présidentielle yi man mii Diop Sy Seynabou Gaye Touré ak Abdou Ndéné ñoo ànd liggéey département bi moom moo sëg jaañ si génnul Tivaouane ñu ñoo def les 18 communes yëpp def nañ ko ànd kook Abdou Ndéné ak ñëpp bu ñu saneen noonu ñu ko ànde woon ñu àndee ko waaye politique tamit parfois day am événement yoo xam ni dafay ñëw dal suñu kaw mais bu dalee aussi kenn ku nekk da ngay analyser def li dal sa xel kon ñoom ñëpp suñuy doomu ndey lañu ñun pour la communauté Tivaouane nous nous engageons avec un partenariat politique avec l'honorable président Demba Diop Sy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp
kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Diouf mi nga xam ni moom laa fekk ci tey di rafetlu taxawaayam ci dëkk bi ndax lii nga xam ni moom la ñuy def ci dëkk bi fekk naa ko moom mu koy def ci dëkk bi déjà fekkoon naa ko muy toppatoo xale yi di toppatoo étudiants yi di toppatoo njaboot gi di toppatoo kër gi kon loolu fekkoon naa ko ci moom ba pare damay wax nag ni politique day am moment boo xamee ni kenn ku nekk da ngay fàtte sa bopp ndax nag njaboot gi moo jiitu d'abord boo amee famille boo màggee am ay doom am njaboot boo yeewoo suba li ngay jëkk xalaat doo xalaat sa bopp sa njaboot ngay xalaat ñun nag Tivaouane comme njaboot la ci ñun bu ñu yeewoo suba Tivaouane la ñuy xalaat kenn ku ci nekk bu yeewoo suba xalaatam mooy naka la ñuy def ba dëkk bi jàkk kon Cheikh bu ñu waxee ne que dañuy def partenariat ànd loolu dama koy wax moom lay waxtaan toujours naan nit ñi dañuy àndandoo liggéey man wax naa leen ko waxaat ko dama ne genre manager laa rek am na compétence yoo xam ne yaa ma ko ëppale yow Cheikh am na compétence yoo xamee ni que Pape Momar ma ko ëppale am yoo xam ne Cheikh Tidiane Sall ma ko ëppale am yoo xam ne Ali Sow ma ko ëppale am yoo xam ne Moustapha Dialimar moo ma ko ëppale parce que nag ànd gor moom doo bàyyi dara damay wax ne laay mbuub lim ma mënalu ma ko sama bopp lam ma woon wala lam ma defal defalu ma ko sama bopp mais defalu ma ko pour man de Tivaouane moo tax mu topp ma di ko def donc ñun dañoo fàtte suñu bopp xalaatuñu leneen damay dëggal li Cheikh wax ñun contre ñu kenn élection bi du yoonu président nekku ci dama ne kenn du fi taafantaloo dara élection bi élection wu Tivaouane la nañ ko yemale Tivaouane ñun waa Tivaouane ñooy régler suñu problème ñun waa Tivaouane bu ñu paree ñu régler suñu problème ba pare ñuy doog a seet leneen mais problème mu Tivaouane la bu ko kenn déplacé ku ko bëgg a déplacé ça veut dire que da nga amul pexe ku amul pexe mooy def loolu ñun nag wóolu nañ suñu bopp surtout nag wóolu nañ suñu bopp tey gën nañoo wóolu suñu bopp ndax foo dugg ci dëkk bi ak koo munti waxal boo waxanteeg moom da lay wax naan ah baax na ne bu ànd bi baax na mais bu ñu sañoon ngeen ànd ak Cheikh Tidiane Diouf ba ci rajo bi tey ci suba bi Pape Gueye yi nga xam ne di def émission am na ko dugg ci rajo bi dafa ne seen ànd baax na de mais boo leen ci boole woon Cheikh Tidiane Diouf mu baax mu gën a baax kon loolu du suñu plan yàlla la dama ne plan yàlla mooy dox du plan nit actuellement ñun ci plan yàlla lañu toppatoo wuñu beneen plan yàlla dong la ñu jàpp dëkku Hadj Malick bii ku fi def leneen lu dul plan yàlla yaa ngi nax sa bopp ñun nag lépp rek ci dëkk bi lañ ko teg lépp rek ci famille El Hadj Malick lañ ko teg ndax ñun loolu lañ gëm damay wax ni Cheikh na sa xel dal gis nga ñun ñu fi topp ànd dee wala ànd dund rek la dama ne ñun ñi taxaw ànd tey jàppale ni luy munti am ci àddina man de fas yéene naa man li ma defee man ànd dee wala ànd dund fas yéene wu ma mu am benn différence bu nekk suñu diggante entre ñun xam ngeen lu tax parce que engagement bi ñu jël tey engagement bu fort la ci waa Tivaouane balaa ngeen ci xam dara boo leen yowoo suba di ngeen ko xam ndax dalal nañu xelu njaboot gi dalal nañu xelu kër sëñ bi dalal nañu kër xarit yëpp Cheikh jàppal ni say frère a fi nekk maa ak yow yàgg nañu nekk ci ay combat dañ daan nekk assemblée man a yow di tëral combat te nit ñi xamul ñu ngi tëral combat di xëy suba di xeexandoo ay point maa ngi yow war a ànd di ko xeex te nit ñi duñ ko xam dañ daan toog waxtaan ba pare te teewul bu ñu ñëwee Tivaouane nit ñi xamuñu sama relation ak yow kenn ku ne yaakaaroon nañu aw ma ak yow relation
moo tax damay toog tout le temps di wax nit ñi naan leen relation yi ma am ak nit yi du man maa koy wax dañuy dem ba jamono toog rek nit ñi doog a xam ne diw am naa ak moom relation noonu la ma yàlla bindee parce que di wane wu dama koo bëggut mais Cheikh na sa xel dal njabootam ak àndandoom yéen ñëpp laay waxal jàpp leen ni ngeen di jàppee Cheikh bay boo ngeen jàppee ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk na ngeen ko jàppee noonu parce que loolu mooy ànd depuis 8 mois ñi ngi ànd juróom-ñetti weer di dox ci dëkk bi ci secret ñi ngi ànd di dox te nit ñi xamuñ ñi ngi ànd di dox parce que boobu temps dafa fàtte boppam ma fàtte sama bopp boobu temps xamul lu ñu gis Tivaouane naka la ñu def ba mu jàkk amul benn cadre bu dëkk Tivaouane benn cadre laa wax ngay politique wala nga ñàkk politique te woowuñu la wax ak yow amul benn mag bu nekk ci dëkk bi te demuñu ci yow wax ak yow loolu depuis 8 mois ñu ngi koy dox kon xëy ñu tey rek ne dañu xëy rek ànd jàpp leen ni ànd bi bañ koy suuxat du tey commencé woon nañ ko bu yàgg dañ koy doog a mottali tey rek ndax àddunaa ni mel dañu nekk ci jamono joo xamee ni dafa am loo xam ne boo koy def faaw nga fësal ko ba ñëpp xam ni lii moo nekk ndax xam nga lu tax borom pexe yi dañuy xëy suba naan la lii day am Cheikh dama ne poste ak ñàkk poste ci bokk yem ku la laal laal ma ku la laal Mor Gueye ku la laal Cheikh ku la laal Jalimar ku la laal ñëpp dama ne Ousmane Sarr ñëw na dégg na maire Chérif Lo sama xarit la xaritu Cheikh la xaritu Pape Momar Gueye la donc ça veut dire que ñun li ñuy def ñeme nañ ko ragaluñ ko problème mu Tivaouane la nañ ko yemale Tivaouane lang ji biir fii la kenn génnewu ko kon nañ ko yemale fii rek bu ñu xëyee suba nañ jàpp ni ñun dañoo gëm yàlla gëmuñu ko sax dañ koo wóolu dañoo bàyyi suñu bopp ak yàlla ndax ñun plan bi ñuy dox yàlla moo ñu koy doxalal kon nag Cheikh nañ sant yàlla man ne damay gërëm ñi nga àndal ñëpp ndax li nga wax léegi dafa garaaw da nga ne dañ la wax ne la Cheikh boo demee ci keneen ñun ñu bàyyi la dem ànd ak Diop Sy loolu ku mu doyal dara dootu la doy loolu ku mu doyul dara dootu la doy yow ñi nga àndal yow yaa leen tedd ci politique nga ànd ak ñoom fu nekk ñu xëy sama ne la Cheikh na nga góorgóorlu bul ànd ak kenn ku dul Diop Sy ça veut dire que ne que ñoom dañoo d'accord ci ne ñun li ñuy def dañ ko ñeme maa ngi sant it ñi ma àndal parce que ñi ma àndal tamit mësuñu teggi seen loxo mësuñu bàyyi ndax lan parce que gëm-gëm la àndandoo bi loolu la wax naa leen ko nee naa leen man lu ma am biir Tivaouane laa koy def awma ci sago yàlla ma ko defal kenn ku nekk li yàlla def ci yow li yàlla def ci man nag mooy bu ma amoon ay multimilliards biir Tivaouane laa koy sotti bu neexee nit ñi fi laa koy sotti bu naxalee nit ñi fi laa koy sotti xam ngeen lu ma gëm El Hadj Malick laa gëm waa Kër Sëñ Touba laa gëm ñëpp laa gëm xam nga lu tax Cheikh war na ko léegi dañuy sant Badiane Faty Mbacke il faut ñu sant ko sëñ Modou Bousso Mbacke dañ koy sant sëñ Mouhamed Mbacke dañ koy sant dama ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk damay waxtaan ak yow parce que dama gëm ni que li ñuy def dañ ko teg ci yoon avant ñuy wax man ak Cheikh mii wax nañu ak soxna Faty Mbacke bërki démb wala big ci guddi mu ne Cheikh damaa kontaan ci seen ànd yéen ñaar parce que boo leen àndee rek wóor na ma ni sama doom ak sama xarit ñoom ñaar ñëpp ànd nañ la muy wax ci suñu kanam la ko waxee kon dañuy sant yàlla bi nga xamee ni que waa kër Sëñ Touba d'accord nañ suñu ànd waa kër El Hadj Malick d'accord nañ suñu ànd waa kër Sëñ Bou Kounta dëkk d'accord nañ suñu ànd waa Tivaouane d'accord nañ suñu ànd parce que ñu ànd bi nag pour waa Tivaouane la mais waa Tivaouane ñëpp lañu enveloppé catholique yaa ngi ci biir jullit yaa ngi ci biir ñi du jullit ñu ngi ci biir kon vraiment ñu ngi leen di sant di wax ne que Cheikh li may wax dama koy waxaat di ko répété na sa xel dal bu mu dal sax day ma ne na sa xel daj li mara bu daan wax xel yi daluñu dañoo daj ñun ragaluñu tiituñu yàlla ñëpp la fi nekkal dama ne yàlla ñëpp la fi nekkal jàppal ni dara du la dal heure bi daal dañuy politique kenn mënuñoo tiital kenn mënuñoo xuuxal kon nag jàppale ni ñun fa ñu nekkoon la ñu nekk ba léegi du ñu mës a changer ndax xam nga lan mooy problème bi objectif bi moo ñu ëpp doole objectif bi mooy lan mooy Tivaouane na jag
bu Tivaouane jagee ñun liñ doon bëgg am nañ ko kon ñun amuñu daleen lu ñu wax di la sant di la gërëm di gërëm nag sa njaboot gi yëpp di leen wax ne que maa leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nag mbedd bi à partir de tey ñun ñoo koy occupé kenn dootu ko occupé mbedd bi moom suñu mbedd la asalaamaaleykum maa leen di gërëm di leen sant